Sénégal diaspora nuyu nañu leen dikk ak yéen ci ànd xeex corona ni ñu ko baaxoo bi mbir mi dooree ba nëgër ni tey ñaan mu doon programme bi gën a gàtt ci programme télévision ndax bu ñu fiy teew rek mooy corona bi mu ngi ba nëgër ni ci réew mi kon loolu mooy la nga xam ni moo waral chaque fois ñuy fàttali ne bu ñu ko miin ci dégg miin ko ci làmmiñ ba fàttali ne lépp li nga xamante ni mu ngi jëm ci wàllu fàggu gi moo ci ëpp solo te fàggu gi mu ngi aju ci ñun ñi nga xam ni ñoom ñoo yewoo ci réew mi waaye paj gi ñi nga xam ñu ngi ciy yëngu ñu ngi ciy góorgóorlu ndax nemeeku ngeen limub ñiy wér ni mu ëppee limub ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkandi ci lalu hôpital yi ñu leen di faj te ñuy ñaan ñu yëkkatiku ci ni mu gën a gaawee tey nag ni ñu ko baaxoo daañu fekki ab maire ci Hann Bel-Air muy maire bi nga xamante ni moom mooy Babacar Mbengue mu wax ñu tolluwaayu jàngoro ji foofu la ci ab goxam niki noonu daañu dem fenn ci àdduna bi ak ñenn ñi nga xam ne ñoo fi askanoo tey dund ca bitim réew Pape Sow mu nga nekk ca réewum Turquie moom foofu lay waxtaanee ak ñun ngir tolluwaay bi ak li nga xam ni xëy na moom mooy ab gis-gisam wala gis-gisub ay ñooñam yi fa nekk ci seen i ñooñ yi nekk fii ci biir réew mi bu ñu jógee ci loolu daañu tamit addu ci mbirum koom ndax xam ngeen ne bii mbir mi commencé ba nëgër nii ci àdduna bi yépp booy seetlu mbir mi daal dinay am ak gàllankoor gu am ci dem bi ak dikk bi gàllankoor bu am ci wàllu koom gi gàllankoor gu am rek ci anam yi nga xam ne noonu la doomu aadama yi tàmbi woon di dundee ba tax na am na ay njeexital ci am doomu aadama yi am njeexital ci wàllu koom gi waaye bu fekkente ne nii yàlla dimbali nañu ba ñu génn si anam nu ñu war a taxawee lan mooy war a doon njeexital yi wala ni ñu ko war a fàggoo jamono ji ngir bu ëllëgee ñu bañ a am mbetteel ci wàllu woo daañu si waxtaan ak ku amum njàng ci wàllu koom muy Ndongo Samba Sylla ci la ma si jot def ci ay njàngat ak ni ñu war a jokkalee toogaay bi si jamono ji ngir bu ëllëgee ñu bañ cee am lenn lu ñu bett li ginnaaw loolu daañu nemmeeku ji doomu aadama yi fii ci réew mi ni ñuy dundee couvre-feu bi fii ci réew bi Sénégal xam ngeen ne bu 8h jotee ci guddi ba ci 6h ci fajar gi couvre-feu moo am ñëpp am sañ-sañu toog ci seen i kër ginnaaw gi nag ni ñu ko baaxoo askan wi ak kaddu gi ci seen xalaat ak seen gis-gis ci tolluwaayu jàngoro ji ci 33 824 88 06 lay doon laataa ñuy jeexalee ko corona di leen ko tàggoo ci anam yi nga xam noonu la doomu aadama yi di yëngoo ci mbirum internet bi ak kaf geek reegeek yu ni méngool ndax yenn yi dina ci baax ci tolluwaayu xel yi waaye ca njalbeen ni ñu koy defee saa su ne dellu ca màkkaanu joriñ ci ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ci tolluwaayu jàngoro ji Abdoulaye Diouf Sarr. tey altine fukki fan ak ñett ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu test yi ñu def tey ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent test yu ñu def fukk ak benn ñoo ñëw nekk positif bon dëkk ñoom ñoo am jàngoro yi muy fukki cas yoo xamante ne cas contact lañ doon suivre ci suñuy service ak benn cas boo xamante ne transmission communautaire ñu yëgal leen tam ne tey juróom-ñaari patient déclaré nañ leen ne wér nañu tey dañ leen génn hôpital ci bés bi ñu leen wax tam ne patient yi nekk ci hôpital ñu leen di faj ñu ngi yëg tan bu baax bu ñu xayma ba mu démarré ba léegi ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn cas la ñu déclaré fii ci Sénégal ci ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn yooyu téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo ci wér ñaar ñoo ci génn àdduna kenn ñu évacué ko bon dëgg mën nañ jàpp ne téeméer ak fukki patient ñu ngi ci suñu hôpitaux yi ñu leen di faj ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi demander population yi ñu respecter bu baax ndigal yi ñu leen di jox pour que ñu mën a xeex Covid-19 bi mu génn réew mi. loolu rek jamono ji moom moo ci saafara ku nekk wàccook la nga xam ni moom mooy digali waa kër docteur ngir ñu daal di gaaw génn ci jàngoro yi coronavirus ñu dem ca Hann Bel-Air maire ba Babacar Mbengue war a waxtaan ak ñun ci tolluwaay bi nga xamante ni moom mooy tolluwaayu jàngoro ji ci ab goxam waaye tamit anam yi nga xam ne noonu la taxawee bi mbir mi dooree ba nëgër ni ndax xam ngeen ne jàngoro ji ku nekk ca wàll ba nga féete ca gox ba nga féete ca diwaan ba nga féete
yaa ngi ciy bàyyi xel ndax kat bu ñu ko matalee ku nekk ca wàll wa nga féete ak na nga toogee noonu lay amee ak tan ci réew mi ci na mu gën a yaatoo kon ñu dem ca Hann Bel-Air fekki fa maire bu gox ba di Babacar Mbengue asalaamaaleykum. maaleykum salaam Khalifa maa ngi lay nuyu di nuyu bu baax a baax téléspectateur u ITV donc di leen gërëm di sant ci choix bi nga xam ne moom ngeen porté en tout cas ci Hann Bel-Air pour partager li nga xam ne mooy situation Covid-19 fii ci Hann. alors li ñu mën a wax à la date de ce jour mooy au niveau de Hann am nañu fii au total en tout cas 10 cas c'est-à-dire que 10 cas depuis le début de l'épidémie mais mun naa ne 7 yi wér nañu donc négatif génn nañu delluwaat nañ seen kër dont 3 cas qui sont en cours ñi ngi nekk dans les centres de traitement donc ñu leen di toppatoo. leneen li nga xam ne moom laa bëggoon a wax mooy taxawaay bi nga xam ne également donc structures yi am fii au niveau de Hann mun naa ne d'abord les structures de santé sont en alerte muy 2 centres de santé di également donc les 2 postes de santé mais surtout ñu am des partenaires yoo xamante ne tels que les relais communautaires les associations les bàjjenu gox mun naa ne les artistes les populations en tout cas d'une manière générale. waaw mel na ni jamono ji mel na ni liaison bi dog na waaye daañu si dikkaat léegi rek ci na mu gën a gaawee ngir maire bi Babacar Mbengue daal di àggali la nga xam ni moom mooy tolluwaayu jàngoro ji ak cant gi nga xamante ne am na fa ndax ci fukk yi nga xamante ni jàppoon nañu ne ñoom ñoo ci am doomu jàngoro ji juróom-ñaar ya wér nañu ba daal di dellu ci seen i kër yeneen détails yi daañu si dikkaat léegi ak matukaay yi nga xamante ne jël nañu ko moo xam ànd ak mbooleem relais communautaire yi ni ki ni ñu koy defee itamit ci jàppandaluk makkaanu joor njoor wàlluk wér-gu-yaram ba ku nekk ci wàllu nga féete nga mën see matale sab cër. kon bu fekkente ne ni liaison bi jàppandiwaat na ñu delluwaat foofule ca Hann Bel-Air ngir jokkoo ci ak ka nga xamante ni moom mooy Babacar Mbengue di maire ba kon daañu si ñëwaat léegi nii ngir mën a àggali waxtaan wi ci anam yi nga xamante ni noonu la ko doore woon kon ci pàttali rek ñu jàpp ne bi ñu dooree ba nëgër ni ci réewum Sénégal ci xayma lu toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñeneent fukk ak benn ñoom la ñu jàpp ne ñoo am doomu jàngoro ji lu toll ci daanaka téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñoom ñooy ña ca wér kon lim boobu sax moo ëpp limub ñi nga xam ne jamono ji ñoo nekk ci lalu hôpital yi ñu xayma leen ci téeméer ak fukk ci ay doomi aadama ni ngeen ko xamee am na ci ñaar ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan am kenn koo xam ni ci càkkutee fu am réewam di tugal daal nañ koy évacuer yóbbu ko foofule ca réewum Sénégal loolu mooy ci réewum France kon muy ab doomu France kon loolu mooy li nga xamante ni moom mooy xayma tolluwaayu jàngoro ji biñ ko dooree ba nëgër ni muy rek xeex bi nga xamante ni ñu ngi koy xeex te ñii nga xamante ni ñoom ñooy waa kër docteur du ñu noppee fàttali ne paj mi maanaam du mooy xeex bi tigi waaye xeex bi tigi moom mooy fàggandiku gi te fàggandiku gi ku nekk ca wàll wa nga féete xam nga li nga xamante ni moom moo ci war a doon sab taxawaay bu ngeen seetloo daan lañ leen indil ay docteur yi ku si nekk sa wàll wa nga féete daa nga joxe sa gis-gis ak sa xalaat ci li nga xamante ni moom mooy tolluwaay bi ci jàngoro ji ak laaj ak tontu yi waaye mel na ni doomu aadama yi lu muy gën a avancé ñuy gën a comprendre jàngoro ji kon fi mu nekk nii lépp lu si waay def rek xëy na sa sago wala daanaka lu jëm rek ci oyofal gi xëy na ci ñenn ñi moom moo koy waral waaye daanaka ku nekk rek xam nga li nga xamante ne moom nga war a moytu ak li nga xamante ne nii moom nga war a jëfee kon ñu dellu ca mairie ba fekki fa ka nga xam ni moom mooy ka ko jiite muy Babacar Mbengue fële ca Hann Bel-Air asalaamaaleykum encore. maaleykum salaam Khalifa yaa ngi may dégg. waaw ñu ngi jéggalu ci dog-dog bi donc fi ñu toll woon sànq mooy lim bi nga xam ne daanaka ak cant rek moom moo ci am ndax bu ñu dooree fukk ci ay doomu aadama yu ko amee juróom-ñaari delluwaat seen i kër mooy wér nañu ak jéego yi nga xamante ni amal ngeen ko bi ñu dooree ba nëgër ni ak relais communautaire yi foog naa ne foofu lañ toll woon ci xayma bi. baax na
alors li ma doon wax mooy feebar boo xamante ne xamuñu fan la toll en tout cas ci wàllu solution clinique maanaam la nga xam ne moo koy saafara ñu jàpp ne ci fii ñu toll mun naa ne comportement maanaam suivre li nga xam ne mooy recommandation wu organisation mondiale de la santé ci wàllu comportement ci wàllu moytu ci wàllu fu ñu toll di raxasu ci wàllu respecter distance bi maanaam ci li ñu jàpp mooy discipline en tout cas mooy li nga xam ne tey jàpp nañ ne que buñ ko defee mën na wàññi taux bi benn aspect bi nga xam ne jàngat nañ ko depuis que ñu def couvre-feu bi ak tëj aéroport yi mooy gis nañ ne que amatul benn cas importé maanaam parce que li ci ëpp ñun ci cas yi ñu amoon fii ci Hann mun naa ne c'était la plupart c'était des cas importés ku tukki ñëw ak jàngoro bi waaye gis nañ ne que en tout cas occasion la pour que ma féliciter en tout cas l'équipe médicale d'une manière générale bu Sénégal ci résultat bi nga xam ne apporté nañ ko ñu gis ne que amatul cas importé mu des 2 sujets à traiter benn bi mooy cas communautaire mooy cas bi gën a jaaxal parce que ñi nga xam ne gis nañ ne que dañu positif bu ñu leen di laaj ñoom mënuñu la wax en tout cas fan nañ ko jëlee parce que dafay fekk déjà nga côtoyer koo xamante ne xam nga ne dafa tukki wala koo xamante ne environnement am na ko mais dañuy jàpp ne que loolu mooy cas bi nga xam ne mooy cas bi gën a sérieux parce que loolu moo ñu mën a permettre ñu am une maîtrise déjà du virus ci ay origine am ak loxo yoon bi nga xam ne jaar na fa mais ñu jàpp aussi que état d'urgence bi ni muy prolongé wu ak confinement bi dañuy continuer rek ci geste barrière yi encore une fois recommandation bi nga xam ne le ministre de la santé le président de la république ak képp koo xamante ne en tout cas yaa ngi faral di digle comportement mooy nañuy moytu di respecter mun naa ne distance sociale bi nañuy moytu di joxante loxo nañuy moytu di accoladante fu ñu toll nañuy raxasu mais surtout nañuy éviter yi regroupement donc ñu jàpp ne que comportement boobu bu ñu ko amee daañu mën a am yenn résultat te njort naa ne ku xool résultat yi jàll ces derniers jours mun naa ne en moyenne ñi ngi am peut-être des cas de 5 ba 6 cas yi nga xam ne en moyenne par jour moom nañu am donc foofu jàpp nañ ne que chiffres yi mi ngi wàcc 2 semaines yi ci des nag il faudrait que en tout cas au niveau de la commune de Hann Bel-Air que ñëpp jug mobiliser wu comme au Sénégal d'ailleurs def ci sa yëfu bopp parce que beneen bi nga xam ne gis naa ko fi en tout cas ma saluer ko trop mooy organisation bi nga xam ne en tout cas association yi def nañ ko ci seeni biir mun nga jël quartier yoo xamante ne bépp association bu ci bokk képp kuy personne ressource muy ASC relais communautaire bàjjenu gox le conseil de quartier dañu confondre am benn cadre boo xamante ne daf leen permettre d'abord ñu créer fa benn dynamique solidaire donc di def sensibilisation mais action bu ñuy def dans le quartier ñoom dañ koy defandoo loolu bokk na ci li nga xam ne dafay yombal liggéey de telle sorte que képp koo xamante ne am nga comportement boo xamante ne du comportement boo xamante ne mën nañ ko tolérer ci jamono ji ñu toll mun naa ne dafay arrêter alors yeneen yi aussi mooy am nañu des associations très dynamiques localement da ngay xool ñi nga xam ne suñu mbokku Croix-Rouge la qui font du bénévolat et vraiment qui font un travail extrêmement important parce que fépp foo xamante ne jàpp nañ ne que nit ci danañ fay daje danañu dugg ci seeni biir gën a ñaax population yi sensibiliser leen ci surtout distance bi nga xam ne moom nañuy faral di am boo xoolee en tout cas milieu yoo xamante ne yu mënul ñàkk la même bu fekkee ne ñetti waxtu lay ubbeeku bu fa nit ñi dajaloo le premier réflexe mooy en tout cas ni ñuy jegeyanta donc loolu aussi bokk na ci li nga xam ne beneen bi wax dëgg yàlla gis nañu travail bi ci def beneen bi mooy également les artistes yi aussi ñi ngi def sensibilisation parce que dañu nekk ci zone boo xamante ne communautaire daf fi une réalité c'est-à-dire que le milieu communautaire réalité la sensibilisation bi surtout li tax muy am benn impact par rapport au travail bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk mooy artistes yi impliqué wu donc créer ay son tu vois am na ci ñu bari ñoo xamante ne ñi nekk dans le théâtre ñoom ñi ngi koy def da ngay xool les frères Guissé régulièrement tous les samedis
nga gis leen ñu def benn genre live sur Facebook direct sur Twitter mais loolu forme de sensibilisation la parce que kenn du waxati ne coronavirus xamuñu lan la wala coronavirus amul Sénégal ñëpp xam nañ ko kenn joxeetul loxo ndaxte dëkk boo xamante ne ci a plus de 96% de musulmans kenn demutul juma julli ji kenn xëyatul fajar julli donc loolu xam nañ ne que lu wér la lu fi nekk la et que looloo tax lu bare changé li ci des mooy dañuy continuer di gën a ñaax encore une fois mbokk yi à ce que ñu bàyyi ci xel maanaam groupe boobu dëgg la xale yi dem nañu jàngeetuñu léegi dañ leen ne ku ci nekk na nga toog sa kër gis nañu en tout cas localement occasion la pour me féliciter leen ñu mel ni Mak TV donc di organiser li nga xam ne mooy école en ligne dañu jël les professeurs qui sont issus de la zone ñoom aussi di def un travail extrêmement important ñu leen di rafetlu bu baax a baax donc di jàppale accompagner xale yi ci li nga xam ne moom la ñuy def donc c'est pour vous dire que population bi seen bopp ñoom ñooñu yanu mbir mi pour def ko seen yëfu bopp pour def de la sensibilisation parce que loo xamante ne solution clinique amul bu ñu naxante suñu bopp nañu set nañu éviter le contact mais surtout nañuy bañ a di tay di continuer di ñaax doomu aadama yi. très bien waaye xam nañu ne zone boobu di zone Hann Bel-Air si ca mairie ba gis nañu ne daanaka dafa am bërëb yu bari yoo xamante ni ci wàllu koom lu ci am solo la waxuma sax port bi ndax daanaka dem beeg dikk bi léegi demeetu ni parce que frontière yi tëj na donc camions yi jógeetuñu Mali di fa jaare waaye ci wàllug napp gi xam nañ ni également lu am solo la foofule rawatina également usines yi nga xamante ni ñu nga foon di fa dajale ay doomu aadama yu bari ci wàllu woowu ndax mën nga ñu situer tolluwaay bi ak njeexital li nga xamante ne jàngoro ji am na ko ci bërëb yooyu lay. alors li nga xam ne mën nañ ko wax ci secteur yi nga xam ne peut-être xaw nañ ci am en tout cas maîtrise mooy quai de pêche bi mun naa ne depuis une semaine dafa tëj li tax mu tëj mooy dafa am benn programme en tout cas de nettoiement boo xamante ne les acteurs de la pêche seen bopp ñoom ñoo ko initié woon ñu leen di féliciter donc depuis une semaine ñu ko doon nettoyer et suba incha allah la war a reprendre mais ubbeeku waat ci anam yu bees anam yoo xamante ne lu ñu toog waxtaanee ko le CLPA donc cadre bi nga xam ne moo yor tous les pêcheurs mais boole ci ak ñi nga xam ne ñoo yor quai de pêche bi et les acteurs à la fois donc ñoom ñëpp ñu nangu ci anam ba nga xam ne dañ ne léegi dorénavant daañu ubbi waaye nii nañuy liggéeyee li ma ci gën a frappé mooy mesure bi nga xam ne moom la ñu njëkk a jël mooy amul kenn koo xamante ne dana jaay lekk ci quai de pêche bi donc je pense que loolu déjà c'est un grand sacrifice parce que ku xam quai de pêche activités yi ni muy mel ak ña fa nekk suba ba ngoon foofu nañuy nekk di liggéey donc bu fekkee ne jël nañ mesure bi je pense que ñoom jël nañu en tout cas pleine conscience ci li nga xam ne mooy liggéey bi na mu war a demee. beneen aspect bi wax nga ko mooy côté entreprise je pense que bari na fi structure yoo xamante ne dañuy nekk dans la production je sais que li ngay njëkk a ressentir mooy ci circulation bi mun naa ne trafic bi en tout cas baissé na considérablement lenn nañ gis ci changement bi mooy seul moment bi nga xam ne di nga am embouteillage ci route de Rufisque parce que ñun noonu nañ koy natte di nga gis ne que en fin de journée à partir de 17h 18h bari na en tout cas circulation mais c'est plus oto yi nga xam ne dañuy jógee Dakar di génn di procéder vers en tout cas la sortie de Dakar war a dem en tout cas vers la banlieue donc il y a une baisse d'activité je pense que industrielle dans la région inévitablement parce que les moyens de transport aussi na mu daan circuler léegi amatu ko gis ngeen ne que taxi yi léegi mënatul jël plus de 2 personnes te xalaatuma ne bari na transporteur yoo xamante ne en tout cas des travailleurs yoo xamante ne mën nañu di jël en tout cas taxi ku ci nekk di ko fay parce que c'est à part le chauffeur ce n'est que 2 places donc yooyu yëpp dafay wane rek ne que mesure bi nga xam ne en tout cas état bi jël na ko par rapport à cela loolu yëpp réuni dafa contribuer à résultats yi nga xam ne am nañ ko c'est vrai que on aurait souhaité avoir de bien meilleurs résultats mais il faut dire que mesures yi boo gisee ni muy daanoo benn par benn boo ci natt en tout cas ci intervalle 2 semaines voire 3 semaines
gis nañu en tout cas un résultat assez satisfaisant et je pense que d'ici 2-3 semaines encore véritablement ci nañuy mën a apprécier la nga xam ne moom nañ doon xaar en termes de résultats mais aussi ci population yi message bi nga xam ne en tout cas comme wax naa ko tous les relais les bàjjenu gox les artistes et autres message yi ñu doon transmettre comment cela a été perçu parce que dama jàpp ne que ci wàllu sensibilisation kooku mooy le premier volet bi nga xam ne moo ëpp solo parce que comme amuñu loo xamante ne vaccin la amuñu loo xamante ne boo demee seeti docteur mu faj ko nee nañu ay symptômes dañuy traité waaye jàpp nañ ne ku ci nekk boo toogee sa kër virus bi guddul fan lu mu gudd mënul dépasser 2 semaines ñu jàpp ne que bu ku ci nekk jàppee sa ñàmboor rek am na résultat boo xamante ne moom lañ yegg donc mën naa ne baisse d'activité bi mi ngi ressentir bu baax a baax par rapport aux résultats yi nga xam ne moom la ñu gis. jërëjëf monsieur le maire kon daañu dellusiwaat ak yow si ñaareelu xaaj bi ngir waxtaanee yeneen i ponk yuy teel gox ba nga xamante ne moom nga jiite ñu wéyandi rek ci ànd xeex coronavirus te biral leen ni Macky Sall njiitu réew mi daal dinay biral ci Twitter ne kii di buur bu Maroc di Mohamed VI daal dinay sàkku ci lenn ci ay réew yoo xam ni kóllëre dox na seen diggante bokk na ci réewum Sénégal ngir ñu daal di booloo doon benn ci benn kuréel goo xam ni lenn la ñu koy jagleel mooy xeex coronavirus mu doon benn xàccandoo ak benn dóorandoo moom nag nee ne bind na ko ngir sant ko tey tamit fileeg lu néew rek daañu amal ab daje ñoom njiitu réew yi te daje boobule ak xarala yu bees lay doon mooy visioconférence comme ni ñuy def nii rek ak maire bu Bel Air noonu la ñuy waxtaanee ñoom ñëpp njiitu réew yi nga xamante ne yittal na leen bokk na ci Sénégal ngir xool nan la ñuy fexe ba xeex benn xeex xàccandoo dóorandoo ngir jële fi coronavirus. ba tey ci wàllu woowulee daanaka njiitu réewum France daal dinay fekk see président Macky Sall ci càkkutéefam waaye tamit daal dinay fekk see Pape François ci càkkutéefam ana loolu mooy lan mooy bëgg mboolem bor yi nga xamante ni gàll woon na ci loosu réew yi Afrique yi ñu daal di koy far moom njiitu réew mi daal dina koy biral moom Emmanuel Macron ci ay bëgg-bëggam yi nga xamante ne ni sàkku na ko ngir ñu matale ko ci réew yi Afrique yi beneen bi mooy niki tey jii ci bi ñaari waxtu yu jotee rek ci booru Tisbar daanaka FMI daje nañu ca Washington dogal bi nga xamante ne jël nañu ko fa mooy daal di jébbal Sénégal koppar yuy toll ci ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeneenti milliards muy 264 milliards de francs CFA yoo xam ni bor lay doon waaye bor la bu amul benn intérêt taux zéro moom la ñu ko accordé le bor boobu léegi ngir gën ko jàppale ci xeex li nga xamante ni moom mooy coronavirus. daañu dikk léegi ak Ndongo Samba Sylla économiste waxtaan ak moom ci njeexital yi ak li nga xamante ni xëy na moom mooy toogaay bi ñu war a toog wala toogaay bi ñu war a wàcc ni ki ëllëg ginnaaw bu fi jàngoro ji bàyyeekoo waaye lu ko jiitu rek ñu dellu siwaat ak yéen ci pàttali si jukki bi nga xamante ni jukkil nañ leen ko ci kàddu googi Emmanuel Macron yëkki nëga ni tey jii bi juróom-ñetti waxtu jotee ci tugal ci télévision bi ñu teewlu ko. Mais nous sommes à un moment de vérité qui impose plus d'ambition, plus d'audace. Un moment. dañu toll ci jamono yoo xamante ne àdduna bi yëpp di dund lu metti maanaam jàngoro ji di coronavirus loolee tax na dogal bu ñu jël dafa war a ànd ak fulla ak fayda te it askan wi war cee ànd ak ñoom ngir loolee mën a am te xeex bii fi mu toll dañoo war a jàppale réew yëpp ngir ñu mën cee génn rawatina réewi Afrique loolee su ma ko waxee bokk na ci jàppale leen jëm ci wàllu koom-koom maanaam neenal bor yi nga xamante ne ñoom la ñu ameel ngir mën leen a jàppale ñu jéem a jógaat booy xool ci àdduna bi ñu mu demee tey réew yëpp jàngoro ji dal na leen di ko bàyyeekoo France Italie États-Unis Dakar ba sax ci yeneen réewu Afrique yi amul benn réew moo xamante ne daanaka mucc na ci lii loolee sax tax na dogal li ñu war a jël yëpp dañ ko war a ànd ndax tey jii benn réew mënta dem bàyyi moromam. Des solidarités et des coopérations nouvelles. Ndongo Samba Sylla asalaamaaleykum. Ndongo Samba Sylla yaa may dégg Ndongo. Ndongo ndax yaa ngi may dégg. waaw Ndongo bu fekkente ne yaa ngi may dégg li ñuy njëkk a def rek mooy daal di commenter xibaar yi nga xamante ni xëy na moo fi bees benn bi mooy Mohamed VI bi nga xam ni daal dinay sàkku ci pays amis yi ñu daal di bokk ci benn front ngir xeex coronavirus fii léegi lu néew ñu war a daje ci visioconférence ngir waxtaanee ko bokk na ci réewum Sénégal waaye surtout Emmanuel Macron mi fekk see
njiitu réew mi Macky Sall ci càkkutéefam fekk see pape bu Vatican ci càkkutéefam ak FMI gi nga xam ni yëkkati nañu bor bu toll ci ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeneent ci milliards ngir jëbal ko Sénégal taux zéro déjà bu ñu commenté ñett yoo ba pare soog a sóobu ci li ma fi junj sànq ci toogaay bi ñu war a jekkal ngir ëllëg bu fi corona jógee mu bañ a metti lool ci askan wi. waaw première nouvelle bi nga annoncé mooy président marocain bi waxtaan ak homologue sénégalais pour que ñu liggéeyandoo pour jëlee fi coronavirus yaakaar naa ni initiative bu rafet la te maa ngi ñaan que yenn chef d'état yëpp la plupart de l'entourage ñu mën ci associé wu parce que xeex bi ñu war a xeex boo xam ne africain yëpp la ko concerné continent bi yëpp ak même sax diaspora bi donc ñu ko mën a yaatalee rek ñëpp mën si bokk si xeex moom am na solo. li waral nag kii bi annonce su président Macron annonce la donc ñi ngi xaar rek lan mooy conséquences concrètes yi parce que soo xoolee question annulation dette bi mi ngi fi depuis bu yàgg Thomas Sankara si ñu njëkk ko wax ci la bokkoon am na benn discours bu siiw moo defoon 1987 ne dette bi nii woo ñu ko fay parce que dette de sang la suñ ko fayee suñu population yi dañuy dee suñ ko faylu ñu ko lebal duñu dee Thomas Sankara moo ko waxoon mais ba ma ko doon wax da ko associé wu nag autosuffisance mooy ñu consommer sur place produire sur place transporter sur place loolaatu chef d'état africain jamono ji ñu nekk moo tax contexte bi ñu waxee annulé ak Sankara mais comme dette bi dafa xaw a soppeeku parce que léegi soo xoolee Afrique dette à peu près lu toll ci 500 milliards de dollars la un tiers bi soo xoolee dette boo xam ne ay privé lañ ko amee donc dette boobu ngay fay privé yi nag du yomb annulé donc dañu xool concrètement conséquences yi lan la est-ce que ñoom dañ ko nangu fay parce que dans tous les cas il faut kenn ku nangu effacer ardoise boobu beneen affaire bi tamit mooy que ni en fait soo xoolee pays yenn saa dañuy wax ni dañuy annuler dette bi mais soo xoolee doy vraie annulation parce que amoon ay pression yu amoon ci année disons année kii 90 yi dem ci année 2000 yi ñëpp na il faut annuler la dette amoon na sax benn campagne bu jubilé 2000 pour annuler la dette bi annulé woon nañ ko mais am yenn pays yoo xam ne wax nañ dañoo annulé te annulé wuñu woon France calme la parce que France moom lu mu waxee dafa annulé woon dette yi pour les pays pauvres très endettés ñu dafa naan la di nga ma fay dette bi soo ma ameloon par exemple $100 di nga ma fay $100 bi mais soo ma ko fayee ba pare dama koy investir sa dëkk yaa ma naan yan travaux nga bëgg a def muy samay entreprise ñu def ko loolu France du annulation de dette mais soo xoolee du annulation de dette bañ genre kii la quoi être lié donc ba tax ni comme li déclaration politicien la donc daañu xaar rek dama mooy conséquences concrètes yi léegi si lu jëm ci aide FMI loolu tamit doon xaar la am na plus de 90 pays ci àdduna bi ñoo xam ne ñoom ñëpp gis nañ jàppale leen mais jàppale bi nag amagul solo moo tax soo xoolee am na ay économistes yu bëri yu ne FMI bi war na gën a yokk dooleem parce que am na benn monnaie bu mu tuddee droit de tirage spéciaux boo xam ne am na ci ku nekk am nga ci daal sa wàll mais nag pays pauvres yi ñoom lañ ci am seen wàll dafa tuuti trop soo xoolee ñu woy pays émergents yi ak pays en voie de développement 42% rek lañ ci am donc nag moo tax ñu soxla ñu yokk dooleem jooju mais nag bu ñu yokk dooleem jooju foog pays riches yi d'accord si notamment États-Unis te ñooñu foog naa ni am na leneen lu ñu tal FMI tamit économistes yu bëri waxoon nañ ko muy proposer contrôle des capitaux comme ça capitaux yi bañuy génn si dëkk yi parce que mënoo nekk en crise ba pare ngay bay capitaux yi génn am na benn pétition boo xam ne man sax signé woon naa ak 150 économistes bu ñu publié woon sax Financial Times il y a quelque temps doon wax ni il faut contrôle des capitaux am mais nag FMI loolu du ko wax ba tax ni quand même FMI moom généralement lépp lu mu nekk rek ku xool passé bi rek nu mu demee histoire bi sa xel daf ci tey malgré que actuellement pays africains yi soxla ñu dimbal leen. Samba Sylla est-ce que mën nañu jàpp ne bu ñu defee ñaari parallèles yi que am na lu yenewul maanaa ci mbir mi lu yenewul maanaa maanaam bu njëkk bi mooy ñu ngi sàkku ñu far bor yi te far googu sax ni nga ko waxee daanaka turu far rek la turu annulation la waaye du annulation beneen bi mooy jamono ji ñuy sàkku ñu daal di annuler dettes yi jamono jooju FMI mu ngi consentir pour lebal Sénégal ci loo xam ni
du doon intérêt ban jàngat lañ si mën a jàngat bu fekkente ne nii quelque part xel mën na see tey si ñaari parallèle yooyu ma def muy parallèle lu profane. waaw xam nga loolu mooy question bi suñu bëggoon effacer dette bi sax kañ lañ koy commencer effacer parce que ñun situation bu ñuy vivre nii dëgg la crise sanitaire la mais dafa am ay répercussions économiques te répercussions économiques yooyu sax soo xoolee mën a gën a métti daañu toog benn période boo xam ne 3 ans 5 ans boo xam ne dina métti trop mesures exceptionnelles yi ñu jël dañ ko war a continuer c'est-à-dire que état yi jamono ji mu ñu basé wu ci ay impôts ci ay taxes mais wu dañoo war a dépenser donc su fekkee da ngay dépenser te yow amoo par exemple yenn marge de manœuvre yi da ngay obligé di endetté wu donc ça veut dire que endettement bi dina continuer ba si kanam te soo xoolee souvent comme ni ma lay wax annulation de dette suñ koy wax wala dara dafa am ay conditions yi ñuy teg donc yenn conditions la war a nekk da ngay jël benn pays comme Zambie déjà moom avant coronavirus bi dafa war nekk sous ajustement structurel c'est-à-dire que dafa waroon wàññi koom-koomam état bi wàññi dépense am donc dëkk bi gën a xaw a niveau économique am wàññi ko léegi nga xool ne Zambie boobu boo nekk jàppale pour coronavirus donc coronavirus dafa war a nekkaat ci ajustement structurel donc ça veut dire que mesures yi kenn mënu ko xool rek ci wàllum annulation de la dette da nga ko war a teg ci benn cadre bu gën a yaatu loolu soo xoolee depuis novembre 2019 am naa sa benn xarit économiste américain bu tudd Peter Doyle moom FMI la nekkoon liggéey na fa pendant 22 ans dafa démissionné parce que dafa ne économie FMI dañoo temps parce que crise financière 2008 bi ñëpp mënoon nañ en tout cas économistes yu compétents mënuñ ko gis te tout ku bañ ko gis te FMI tamit ñu gérer Grèce baaxul parce que ñoo def tout pour appauvrir ko dafa naan lii mauvaise pratique économique la noonu la ko tuddee economic malpractice ba tax ni lu ñu soxla actuellement mooy li ñuy wooye cadre pour restructurer dette bi nga xam ne pays boo xam ne da nga nekk situation d'insolvabilité c'est-à-dire que nga am ay difficultés pour fay sa dette am na nen lu la mën a jàppale loo xam ne du lor askan wi loolu la ñu tuddee ñun en anglais PSIR Preemptive Sovereign Insolvency Regime mooy benn régime boo xam ne dafay anticiper état yi ñu war am ay problèmes financiers ba nga xam ne dañoo war a infliger ay politiques d'ajustement structurel léegi nag su ñuy wax annulation de la dette te xool ñu ko ci cadre bu gën a large nu ñuy réformer institutions internationales yi donc je pense que dina am gànt daal ci loolu suñu xoolu tamit ñun suñu modèle de développement parce que tamit dette du problème dette symptôme la dette ki kay am surtout dette extérieure mooy pays yoo xam ne tamit seen modèle de développement dafa adapté wu parce que ku bëgg a développer sa dëkk mënoo ko basé wu ci endettement étranger loolu loo xam ne lu économiste yi en tout cas économiste hétérodoxe yi teg depuis 1940 amul benn stratégie de développement bu mën a wéy te boo xam ne ci kii la lalu mooy endettement extérieur. alors mesure exceptionnelle yi nga xamante ne jël nañu ko te xamuñu àpp jàngoro ji kañ la fi war a mën a jógee eh bien nan la ñuy mën a fàggoo justement pour bu ëllëgee mitit gi nga xamante ni ala kulli xaal mënta ñàkk ñu fexe nu mu oyofee ban gis-gis nga am si loolu ndax lu war a mën a nekk la. waaw lu bëri mën a nekk xam nga souvent dañuy dégg ñu ne Afrique amuñu xaalis amuñu moyen man damaa contre discours boobu parce que Afrique am na ay moyens Afrique am na xaalis mais seulement peut-être dañoo xamul lan mooy moyens yooyu ak nu ñu mën a amee xaalis boobu. xam nga am na ay temps am ñu gën doon kii daal ay intellectuels di bind ay mouvement di wax dañoo soxla souveraineté monétaire soo ko amee am yenn questions yoo xam kenn du ko posé wu da ngay gis ne ay États-Unis ay Canada ay Royaume-Uni yenn problème yi ba mu amee déggoo mukk ne nit ñi ne fan la jëlee xaalis bi parce que fépp sa monnaie bopp c'est loo xam ne sa monnaie lañ koy jëndee dañuy ñëw rek ay chiffres la ñu def ko ci ay banque def ko ci ay compte bancaire loolu mooy xaalis du bien unité du pièce unité mooy ay chiffres yu ñuy def ci ay compte bancaire Donald Trump ñu ngi jël ay milliers de milliards de dollars def ci économie bi mais du dara ay chiffres yu ñuy bind ci banque la ci ay compte bancaire loolu mooy souveraineté monétaire c'est-à-dire que état bi suy endetté wu mooy déterminer taux d'intérêt bu muy endetté wu état bi ci xaalis pour financer loo xam dafa am solo ci économie bi état bi mën na ko def donc loolu ku ko am amoo contrainte financière contrainte bi nga am mooy contrainte de ressources est-ce que am nga ay travailleurs est-ce que am nga ay terres est-ce que am nga tel xam-xam est-ce que am nga telle technologie loolu la ñuy woowee ressource réelle te ku ko am nga financement su fekkee am nga sa monnaie bopp loolu kenn ko foog gaa yi xam ko
parce que xaalisu bitim réew li ñu ci war a jàpp mooy que ni xaalisu bitim réew pour bitim réew la bés boo jotee mu mën a jëriñ rek mooy jënd loo xam ne amul sa dëkk parce que lépp loo xam ne am nga sa dëkk wala mën nga ko liggéey sa dëkk soxlawoo bitim réew pour ñu jox la ko loolu laa dama bëgg mu leer ci ñëpp nit ñi xam ko képp koo xam ne am nga sa monnaie bopp lépp loo xam ne ñi ngi koy jaay sa monnaie bopp mën nañ ko liggéey sa dëkk amoo contrainte financière loolu foog mu leer nañ parce que loolu dëkk bu leer nañ la beneen aspect bi mooy ñu dañoo gis ni amuñu souveraineté alimentaire parce que mënoo nekk dëkk boo xam ne ñu ne baykat yi fi ëpp nga am ay terre nga am ay nit ñoo xam ne liggéeyuñu ba pare ñu ne yow li ngay lekk yëpp bitim réew moo koy def ça veut dire que foofu problème am na fa da ngay xool agriculture mooy secteur boo xam ne kenn du ko financé da ngay xool crédit bancaire yi généralement ci crédit yëpp soo ko jëlee 1% rek la ci agriculture di représenté généralement su koy ëpp sax du lu bëri ci pays yu bëri donc ça veut dire que c'est pas normal foo xam ne presque am nga 60% ñooy la kenn du leen jox ay moyens pour ñu liggéey te lu tax parce que banques yi ñoom loolu tax leen jóg moo tax tamit alimentaire dafa xaw a lëkkaloo question wu souveraineté monétaire parce que war na am ay réseaux yoo xam ne ba mu koy permettre muy financer PME nga xam ne moom moo koy defal boppam parce que sax question coronavirus mais dafa am ay question sécurité yu ci am parce que gis nañ ñu am nañu nation africaine muy demee neexu la te lu ne mën nañ ko dugal ci lekk yoo xam ne ñu ngi koy importé ba tax pour des questions de sécurité dañoo soxla souveraineté alimentaire mais da ngay gis ñun suñu dirigeants yi dañuy signé ay accord de libre échange ñu ngi signé accord ak Union européenne mu ne leen ñoom seen li ñu dugal fii nii lu leen neex mën nañ ko dugal suñ ko dugalee suñu baykat yi duñu mën a jaay ba pare yenn saa yi suñu industriel ak yooyu di mën a jaay xam nga loolu tamit warul mën a nekk donc ay accords yoo xam ñoo ko signé suñu bopp te loolu foofu day ñu ngi naan zone de libre échange continental mais aussi même dynamique libre échange la alors que Afrique lu ñu soxla nekkul libre échange commerce soxla nañ ko suñu biir mais commerce boo xam ne ku nekk lay dooleel ku nekk loo mën defar sa dëkk da nga ko war defar sa dëkk mais ñun nag ba léegi loolu dafa nekkul suñu cas surtout dëkk bu mel ni Sénégal loolu foog ñu wax ko parce que Sénégal dëkk boobu mu amee indépendance am soo xoolee moom dafa dëkk ci benn situation bu ñu tuddee déficit commercial c'est-à-dire que lu ñuy importer bitim réew moom moo ëpp lu ñuy exporter depuis 1966 noonu lay demee donc kuy dundee noonu ça veut dire que yow foog ngay endetté wu bitim réew parce que tamit ñi fi nekk fii nii grand groupe étranger yi fi nekk contrôler secteur yi am soleil bés bu ñu liggéeyee ba am seen i profit dañ koy rapatrier donc loolu yëpp ay sortie de capitaux la yoo xam ne ñun foog ñu am nuñ ko permettre mu dem donc foog nga leb ko moo taxit nag yooyu yëpp tamit tant que réglé wuñu ko dette bi kenn du ko effacé c'est-à-dire dañ la ko baal tey mais dans 10 ans mu ñëwaat parce que dette bi comme ni ma ko wax ni du cause dette bi symptôme la c'est-à-dire que lu baaxul suñu modèle développement moom lay endettement extérieur bi di wane endettement extérieur la parce que endettement état ci monnaie amul benn problème am ay boobu ñu koy dugal fu baax donc souveraineté monétaire dafa nekk loo xam ne nekkatul luxe dëkk yëpp a ko soxla te su ma nee souveraineté mooy am sa monnaie bopp am sa banque sa gouvernement lu gouvernement bi soxla mu nekk ci souveraineté alimentaire dafa am solo lépp loo xam ne war nañ ko mën a bay suñu dëkk fii dafa ko suñu dëkk fii war nañ ko mën a def te woo ñu nangu benn accord dañuy accord de libre échange wala accord bitim réew muy gàllankoor genre démarche yooyu pour mën daal ñaar yooyu am na solo trop ñu def ko mais nag comme ne nekk monde boo xam ne dafa ouvert tamit foog ñu négocier pays africains yëpp pour xool na lañu mën a gérer transition bi c'est-à-dire 3 ans ba 5 ans yi ñëw parce que mesures yi ñu def nii nga xam ne suñuy état yi mu ñu dépendre ci ay taxes mu ñu dépendre ci ay impôts yooyu te ñu war a dépenser lu bëri pour amortir conséquences économiques yi loolu dafa laaj que état yi am audace te ñoom doomu su leen bàyyee ak ay FMI dafay métti donc foog mu am une réponse collective boo xam ne dañ si associé ñëpp après Afrique taxaw basé wu tamit ci ressources yi ñu am parce que une fois de plus état yu bëri am nañu ay moyens parce que moyens yi du chiffre yi ñu bind ci ordinateur yi moyens yi mooy est-ce que am nga ay terre am nga ay nit ressources réelles loolu mooy base u développement léegi nag ku gis loolu xooloo ko ngay jëm ut xaalis bitim réew loolu développement mënu fa am à long terme. Ndongo Samba Sylla tey ñi di développer ay thèses complotistes yu demee noonu am na benn parallèle bu ñuy def ci ni cheminement bi nga xam ne moom la ñu topp ba économie bu Grèce daal di suux bu fekkente ni supposons que yooyu taxaw na
nëga ni tey jii nan lañ mën a ragalee déclinaison bi ci période de crise sanitaire bi au niveau mondial surtout concernant le continent africain. xool ci histoire ak ci chiffre Grèce soo xoolee situation li ko daroon mooy lan Grèce dafa nekk en difficulté dafa nekk déjà zone monétaire ñun Afrique lu ñu bëgg a def di toppandoo dafa nekk zone monétaire soo nekkee zone monétaire mooy c'est-à-dire que yow li mënoo nekk sa avantage dëkk nga am sa monnaie kenn su la mënee nga utiliser sa monnaie pour mu nekk avantage loolu Grèce amatu ko woon léegi industrie yu Grèce amoon Allemagne dafa fekk Allemagne daal comme mooy ñu ëpp doole ak yenn pays du nord ñu rey industrie grecque yi léegi grec yi comme amatuñu compétitivité ñu nekk ci dynamique endettement boo xam ne mënatuñ ko soutenir léegi comme seen banque centrale moom du banque centrale boo xam ne li muy def jag na xam nga du banque centrale boo xam ne vraie banque centrale comme États-Unis mu bàyyi par exemple fuy Allemagne di endetté wu 1% Grèce endetté wu 7% nga xam ne loolu mënul nekk dafay augmenter lu ñu woowee poids dette bi charge de la dette léegi nag après ba mu demee ba xam ne Grèce problème metti na ñu indi fi yooyu ne ko Grèce yow nga amel xaalis say ay chinois di nga leen fay ba pare di nga ñëw jël say bor yëpp nga jaay ko dëkk yi loolu yi am na benn film ancien ministre Yanis Varoufakis moo bind livre boobu ñu adapté ko film mu lay raconté fu mu jaay yëpp ci loolu ba tax ni dëkk bu jël décidé que ni amatoo sa monnaie bopp mooy ça veut dire que sur le plan financier tanewoo colonie waxuma ko pour ay caaxaan ne benn boobu xam-xam mu tudd Winnicott moo ko waxoon 1992 ba européen di jéem a dugg seen unique muy ku tudd Winnicott loolu la ko waxoon bés bu ngeen bàyyi seen monnaie ki ngeen di nekk colonie léegi loolu sax du koy wane aussi ma ngay gis problème yooyu Espagne ak Italie ak France parce que amatuñu souveraineté monétaire donc dañuy dépendre ci Allemagne ak ñeneen pour ñu wax leen lan lañ war a def avant ñu def benn décision financière waaw donc Grèce ñu ngi ko imposé woon mooy état bi dafa war a def épargne mooy lan état bi li muy jot comme revenu ak taxe moom moo ëpp ay dépenses am léegi nag revenu yooyu war na ëpp dépense am de 3%. waaw différence bi war na mat 3% au PIB bi mooy koom-koom bi léegi nag ci dépense yi kenn ci boole intérêt sur la dette loolu économiste yi di wooye surplus primaire mooy revenu moins dépense ci dépense yi kenn ci boole intérêt léegi 3% képp koo ko imposer état mooy ça veut dire que population da ngeen bëgg a condamner à la pauvreté FMI loolu da def foofu Grèce mu imposer leen ay surplus primaire de 3,5%. léegi nga gis ne Grèce actuellement balaa muy retrouver niveau 2008 am foog mu xaar bu 2034 donc dafay perdre une génération léegi FMI loolu la def tamit Équateur soo xoolee li xew Amérique latine am na solo trop Équateur muy pays bu fi gën a sonn lu tax parce que Équateur amul monnaie boppam dollar moo fay daw dafa dollarisé te Équateur tamit FMI dafa naan ko mu dégager état am dégager benn épargne 5% moo tax avant coronavirus la commencé amatuñu seen personnel sanitaire yoo wàññeeku woon. xam nga santé bi daal mënutuloon dara ba tax ni ñoom ils ont d'énormes problèmes actuellement lu tax parce que amuñu seen monnaie bopp après FMI imposé leen loolu. très bien africains yi comme ni ma wax am nañu benn période de 3 ans 5 ans boo xam ne xaw ma annulation dette nu muy demee mais parce que créanciers privés yi Sénégal par exemple ay créanciers privés la am yenn saa yi parce que dafa émettre ñaari eurobond benn 1 milliard d'euros benn 1 milliard de dollars en 2018 léegi nag eurobond moom chaque année da ngay fay lu ñu woowee coupon mooy benn intérêt boo ci fay léegi dans 10 ans nag ngay fay 2 milliards yi dans 10 ans Sénégal du ko mën a fay dafay obligé endetté waat xam nga moo tax xam naa ñu bëgg ñu annulé ko léegi nag su fekkee créanciers privés parce que FMI moo leen tax a jóg dañuy ñëw gis Sénégal dañuy ñëw gis pays africains yi comme ay Zambie yeneen dëkk yi Ghana nga xam ne yoo endetté wu gravement depuis 2008 donc dana naa la yéen fay leen te épargne boobu te épargne boobu bu ko dégagé mooy ça veut dire que da ngay daaneel sa économie. man nag loolu laa ragal moo taxit ma sama xarit américain Peter Doyle ñoo xam ne dañ ko war ko loolu parce que mooy ça veut dire que nit ñi da nga prisonnier fekk nit ki amee la xaalis mu yóbbu ko prison mais nit ki soo ko yóbbee xaalis te prison mais du mën a liggéey pour fay la donc kenn woo ko dugal prison léegi nag FMI nag loolu mooy rôle am te créanciers privés yi ñoo ko tax a jóg moo tax loolu comme ni ma ko wax dafa laaj benn approche boo xam ne dafay dépasser annulation de la dette ñu restructurer fonctionnement FMI mais j'ai conscience que actuellement comme africain dañoo nekk position de vulnérabilité du ñu sañ peut-être dugg ci yooyu mais nag loolu mënut a ñàkk parce que suñ ko defee dañuy gis ne ay Zambie mën nañu sonn
ay pays comme Sénégal après mën nañ sonn ay Ghana mën nañ sonn parce que ay Ghana Sénégal par exemple entre 2008 ak 2018 seen stock seen d'ailleurs dañ ko multiplier par ay 4 Ghana foog naa moom moo ëppalee par 6 parce que lu xewoon mooy que 2008 dafa amoon crise financière internationale léegi ñi am xaalis yëpp kon boom xaalis yi investisseurs yi ñoom foofu mënatuñ fa investir parce que taux d'intérêt dafa faible ay 0% la parce que banque centrale ñoo ko décidé noonu pour mën a relancer seen économie léegi ñoom ñu ne kañ dem ci marché émergent yi donc su lañ ñëwee sotti xaalis marché émergent yi ak yenn pays pauvres yi comme ay Sénégal ñu jàpp ci ay Ghana ak ay Côte d'Ivoire ak Kenya ak Chine demee noonu ñu jël ko léegi nag pays yooyu ñoom dañuy endetté wu mais amul dëggawuñu noonu lu tax dëggawuñu mooy parce que ñoom dañoo dépendant prix yi ñuy am pour li ñuy exporter bitim réew dañoo dépendant aussi ci dollar bi muy évoluer te dollar bi muy évoluer États-Unis rek ñoo koy décider ba tax su ñu amee benn crise rek dañuy am problème comme bu mel nii su fekkee rax ci doole ko nekk état comme Sénégal nga xam ne amoo sa monnaie bopp bés boo amee crise mënatoo dépendre ci taxes yi donc lan mooy mën a xew jàmbu jàppale la donc foofu la ñu toll ba tax ni rek une réponse daal panafricaine soxla nañ ko par rapport ak contexte bu ñu nekk restructurer en tout cas nu ñuy gérer la dette souveraine loolu ci agenda bi ci la war a bokk. en espérant que kon oote bi nga xamante ni roi bu Maroc oote na ko en espérant que oote boobu noonu xëy na dina répondre si préoccupation bi nga am léegi ndax fii lu néew rek war nañ kaa amal ci en visioconférence ngir waxtaane ko ngir benn jëmu ci xeex coronavirus mais ndongo dernière question balaa ma lay bàyyi ay bés bi passé ñu ngi waxu moins 3% ci kii li nga xamante ne moom mooy taux de croissance bi déjà après nga gën ko expliquer sénégalais yi taux de croissance ak yu ni méngool mais surtout dafa am économiste yu ne du moins de 3% waaye Sénégal dafay ñàkk 3 points ci wàllu croissance bi loolu na ban leeral nga ñu su mën a indil. En fait soo xoolee taux de croissance yi ay prévision la parce que prévision yi si moom mooy permettre état yi def seen i budget. Par exemple pour xam taux de croissance au Sénégal 2019 foog nga xaar peut-être 2021 début 2021 pour nga am ay chiffres définitifs donc ay prévisions la mais fii comme dañu am prévisions yi voilà ce n'est plus fondé ñëpp xam nañ que 6 virgule et quelques %, presque 7% ñu yaakaaroon croissance ren ñu ko am ay chiffres avancés mais kenn mënu xam en fait parce que lu tax parce que croissance bi dafa dépendre ci comportement état. Donc état bi actuellement dafa war dépenser lu bëri mu bañ a xool ay impôts bañ a xool ay taxes parce que actuellement yooyu mënu ko parce que économie bi buy daanu doo fi nekk di imposer di taxer mais comme amul souveraineté monétaire donc mënu dépenser ni mu ko bëggee donc foog mu am ndimbal di jëm réew donc ndimbal boobu tamit muy jot xaw a influence donc ba tax ni parce que dafa am lu ñuy woowee benn effet multiplicateur état bi lu muy gën a dépenser muy gën a am effet ci économie bi mën a jëm kanam man du ma nekk di joxe benn pronostic parce que croissance ci nekk ay ci maladie bi nan lay évoluer ba léegi kenn xamu ko waaw day dépendre aussi sur parce que Sénégal li muy commerce lu bëri ak kiyam la ak naataangoom yi ay Mali yooyu ay Guinée Bissau ak yooyu dafa am solo te dafay dépendre aussi attitude du pays mooy que ni ñoo soxla actuellement ay mesures déficit budgétaire te li ñuy dépense moo ëpp fuuf lu ñu am comme impôt comme taxe mais loolu tamit yombul mais nag dañ ko war a xeex pour loolu mën a nekk seen partenaire au développement yi permettre la ñoom espace boobu loolu suñ ko deful ça veut dire que population sénégalaise yi population africaine yi ñoom ñoo nar a souffrir actuellement lu am solo nekkul taux de croissance ñaata lay nekk de mais marge de manœuvre yi état bi war am pour dépenser lu bëri pour atténuer conséquences su crise bi nga xam ne comme ni ma la ko wax dafa neroo déroulé wu un peu dans la durée foog nga compter ay 3 ans 5 ans après nga am ay mesures exceptionnelles nga am ay déficit parce que déficit du lu bon déficit état moom mooy épargne secteur privé donc nit ñi foog ñu comprendre ko donc soo nekkee période crise état boobu am lu muy ragal da ngay dépenser après nga soo waxoon luy impôt luy taxe. donc Ndongo Samba Sylla économiste donc ñu ngi lay gërëm di la sant ci leeral yi nga xamante ni indil nga ñu ko tey ci tolluwaayu koom gi ak it la nga xam ni xëy na moom la ñu war a mën a njort wala nañu war a taxawee ngir bu ëllëgee buy metti it mu fekk noppi nañu ba noppi ngir takk biir bi ak yu ni méngool ak anam yi nga xam ne daal
noonu la nguur di doxale ci bu tolloo ci crise yu ni mel. dañuy dem fële ca Turquie waaye laata loolu ñu ànd ak yéen rek ci kër yi xool anam yi nga xam ni noonu la lenn ci Sénégal di dundee couvre-feu bi tàmbali bu juróom-ñetti waxtu jotee ba ci 6 heures du matin. waaw couvre-feu bi nan laa ko dundee xanaa toog sama kër comme actuellement man kër gi instant bi man maa fi mag xanaa jéem a éduquer samay rakk rek toog ak ñoom waxtaan ak ñoom sensibiliser leen ci génn yi kenn bañ a dem fenn daal ba jamono ji daal ñu toll daal ak couvre-feu bi kenn namul kenn je pense nit ki boo namee nit sax mën nga toog ko woo ko téléphone ngeen waxtaan et tout mais dugg beeg génn bi daal la ñuy bañ wala dox beeg yooyu yu amul sens daal lépp lu amul sens daal bàyyi ko toog sa kër surtout boo nekkee mag comme man xam ne man kër gi ma nekkee man maa fi mag samay rakk rek fi nekk xanaa damay toog ak ñoom des fois ñu ma jàngaloo leen seen leçon yi ñu récité yooyu des fois ñu foo des fois ñu kaf fooree des fois ñu seetaan télé commentaire des fois ñu jiyee loolu daal couvre-feu bi daal ku nekk daal toogal sa kër dund couvre-feu bi en famille mooy loolu doo ko sax sentir en fait. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam fas yéene partager ak yéen li nga xam ne moom la ñuy dundee couvre-feu bi nga xam ne dañ ko teg ci Sénégal il y a de cela 2 semaines waaw lim ñuy njëkk a jàngal nag mooy daf ñuy gën a delloo ci sunu borom dañ koy gën a xam waaye dañuy gën a xam aussi dimension bi mu am ñaareel bi mooy sunu famille d'habitude daaw ñu toog di waxtaan moment yi daaw ñu ko am et je pense que am na solo famille ñi ngi gën a retrouver waat parents ñi ngi gën a miin seen ay doom te loolu c'est extrêmement important mais beneen bi mooy di nga mën a lecture lu bëri di nga mën a aussi gën a jege say xarit ci wàllu communication parce que réseaux sociaux yi dina la ko faciliter te di nga mën a am sa ay projet bopp yoo xam ne nii xëy na temps bi mu laajoon pour nga def ko amoo ko woon donc lii dinañu gën a may temps et je pense que moment la aussi pour nous reconnecter ci sunu ay valeurs yi nga xam ne nii wax dëgg yàlla moom moo fondé sunu nation ñu war ci gën a bàyyi xel di ñaaxaat population bi yépp di leen wax ne nañu toog sunu kër pour sauver des vies merci beaucoup. Bonjour, c'est Khadijatou Sané. Voilà, te dañuy wax tuuti ci coronavirus ou Covid-19. Voilà, c'est une maladie très très dangereuse par mortelle. Voilà, donc nag pour ñu daan ko pour ñu génnee ko suñu réew ci monde bi il suffit juste de respecter les consignes, de rester à la maison, de rester chez soi, de désinfecter nos mains, de veiller sur nos enfants, voilà, de respecter aussi ci couvre-feu bi et aussi je vais m'accentuer surtout ci couvre-feu yi parce que dañoo war a xam ne ñu nekk ci biti di veiller ci suñu sécurité ay nit la ce sont des personnes comme nous mais c'est juste que ils ont pris la volonté de nous sécuriser de veiller sur notre sécurité donc ñu ñoo leen war a yombalal tâche bi c'est-à-dire ñu toog suñu kër jarul ñuy génn di leen tenir tête on n'a pas besoin de les tenir tête ni de les montrer que ñun am nañu possibilité génn am nañu droit génn corona moo tax ñuy def lii yëpp dañoo war a xamee ni ñoom pour ñun la ñu nekkal ci biti donc dañu leen war a yombalal la tâche ñoom bu ñu nekkalee ci biti du nekk ci seddaay bi ou bien ci tàngaay bi duñu sécuriser ñun au moins dañu war a toog suñu kër ñu respecter leen di leen encourager di leen remercier chaque jour voilà te couvre-feu bi nag am na côté positif ndax tax nañ am nañu vie de famille góor ñi di teel a wàcc di xam nekk seen biir kër jigéen ñi toog seen njaboot xale yaa ngi toog ci biir kër bi voilà léegi nekk am na vie de famille au moins malgré que ñaan ñu ko woon ñaan ñu toogaay bi te corona ñëpp a ngi ñaan pour mu dem voilà ñu war a xam ne ni en ce moment ci même ennemi lañu am ennemi commun lañu am mooy coronavirus Covid-19 voilà te bu ñu daan ko il faut ñu réunir suñuy force mooy c'est-à-dire respecter les consignes toog suñu kër de rester chez moi tu restes chez toi nous restons chez nous voilà l'union fait la force ñu ànd daan corona. kon yàlla mottali ànd baa ngoog guddi gu jot ci ITV ànd xeex coronavirus ñu dem ba ca Istanbul fekk fa kenn ci doomi réew mi Pape Sow mu nga ci Turquie Pape asalaamaaleykum. maaleykum salaam Khalifa. alors Pape Sow ñu ngi lay gërëm di la sant xam naa ni xaw na guddi foofu ci yéen waaye xaar nga ñu ngir mën a ànd ak ñun ci xeex bi alors Pape jamono ji lan mooy tolluwaayu jàngoro ji foofule ca Istanbul nga ne ak wala ci Turquie sax de manière générale. waa Khalifa ñu ngi leen di nuyu waa ITV yëpp di rafetlu émission bi aussi tamit
di nuyu mboolem sénégalais yi rawatina sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk Turquie di nuyu ambassadeur Serigne Moustapha Mbacké di nuyu képp yaa ngi ànd ak ñun nekk fii ci Istanbul Turquie rawatina fédération des sénégalais bi nga xam ne moom lañ jiite. comme ni ko ñëpp di dundee rek ci àdduna bi ndax defe naa ne ku ne xam na ne lu metti la lu doy waar loo xam ne kenn amut garabam kenn xamut àppam kon defe naa ne àdduna yëpp yëg nañ ne suñ boroom moom rek mooy buur won na nañ ci ñu boppam ndax dama daan dégg sëñ Cheikh Al Maktoum daan wax naan yàlla buñ ko fàttee mu fàtte lu ñu boppam te defe naa ne wanaat nañu boppam wan nañu ne ca yàllaam nga ba tax na fii nga xam ne mooy Turquie li fi am moom wax dëgg yàlla lu metti la comme ñëpp ndax nit ñi ñi ngi ci seen kër yi ñemetu ñoo génn cas yi vraiment mi ngi gën di yokk parce que tey rek ñi ngi ci 55 796 cas ñi ngi ci 1296 décès 3957 yoo xam ne wér nañ tey jii nii kon nga xam ne nekk na loo xam ne wax dëgg yàlla lu metti la sénégalais yi nga xam ne ñu ngi fi tamit ñu ngi ciy waxtaan ak ñoom di leen sensibiliser saa su nekk muy nañ toog ci seen kër yi waaw metti na ndax sénégalais yi nekk Turquie ci secteur informel la ñuy dund te muy xëy gàddu sa canta wala nga gàddu sa saak dem ut ci benn yor say ceinture yor sa saak yor say dàll yor sa kalpe wala nga yor say montre ci loolu la ñuy dox loolu nag boo ko booleeg tëj nit ki ci kër defe naa ne te amul ku ko dimbale dana métti lool ci moom pour le moment sénégalais yi nekk Turquie loolu la ñuy dund wax dëgg yàlla mu nekk lu métti Xalifa comme ni ko àdduna bi yëpp nag di dundee ñi ñaan yàlla mu gaaw ko jeexal tamit nag waaw. jamono ji ñi juddub réew mi da nekk foofu ñu ngi am ak cant parce que amagul kenn kuñ ci signalégul foofu n'est-ce pas. africain yoo xam ne daal moom xam nañ ne moom faat na leen fi waaye alhamdulilah amagul benn sénégalais boo xam ne bokk nga ci waaye daal jàpp nañ ne am na 8 africains yoo xam ne moom wàññeeku nañ ci Turquie yi tamit boo xoolee lu mel ni vendredi bi passé biñ demee ba ay 22h premier ministre de l'intérieur bi Souleymane Soylu dafa génn ne day def couvre-feu pour 48 heures muy samedi bi ak dimanche bi ba dimanche ci minuit bi ñu xëyee nit ñi nekk ci samedi bi ñu yendoo ko dimanche bi tamit ñu yendoo ko ba dimanche ci guddi bëri woon na nag ay critiques yu amoon parce que fii naaj bi mi ngi commencé di tàng dañoo jàpp na nag naaj bi doon bëgg a tàng moo tax ñoom ñëpp ñu génn moo tax ministre de l'intérieur bi taxawaloon loolu ci biñ demee nag ba ay côté 10h 11h ci guddi ñu gis ne ministre de l'intérieur bi Souleymane Soylu daal dina démissionné mais nag démission bi président Erdogan tamit nanguwaatu ko da ko reconduire waat àndaat ak moom ci liggéey fii ñu toll ci Turquie moom tey jii nii rek ñu ngi ci 55,796 cas am 1296 décès sénégalais yi nag ñu ngi ci seen kër yi toog wax dëgg yàlla di xaar yàlla it tey xam ne feebar boo xam ne kenn xamul nan lay ñëwee ci nit xamoo kan moo la koy jox xamoo ci fan lay jógee toog sa kër rek da koy daal muñ xaar yàlla waaye lu métti la moom Xalifa. alors yéen si confinement total ngeen nekk wala partiel. waaw sànq rek président Erdogan defaat na benn discours wanewaat ne dañuy demaat confinement pour 72 heures pour 48 heures waat muy samedi bii di ñëw vendredi bii di ñëw incha allah à partir de minuit dañuy demaat confinement ba dimanche waat dañuy xoolaat ba xam su fekkee nag gis nañ ne cas yi wàññeeku na amul problème mais nee na ni mu gisee su fekkee ne dafay continuer nag confinement total lañ jëm mais samedi vendredi bii passé ba dimanche ci minuit confinement lañ nekkoon mais dindiwaat nañ ko tey ñun ñëpp xëy nañ doxi seeni soxla mais sànq président Erdogan bi mu génnee ci télé bi waxaat na ne duñ demaatee vendredi prochain incha allah dañuy demaat confinement ba dimanche ci guddiwaat
alors Istanbul di péyum réew ma ci wàllu koom-koom ci wàllu culture ci wàllu affaire alors Istanbul googu jamono ji ak ñetti junniy jumaam nu mu demee ñetti junniy jumaa ya waa jumaa yi moom dañuy noddu rek mais kenn du julli ji moom loolu moom wax nañ ko ba pare dañuy noddu rek nit ñi moom kenn du julli ji ba léegi nag des fois nag timis yi wala gée bu ñuy waaji julli gée ndeysaan sa yaram sax day daw da ngay gis ñu dugg ci jumaa yi imam bi ak naayim bi di ñaan yàlla di teri ay aaya di ñaan yàlla comme niñ koy defee ñun Sénégal te xam ne ay jullit lañ mais nit ñi moom amatul kenn kuy dem ci jumaa yi wala jàkka yi di julli mais bu noddu jotee moom dañuy noddu wane na heure bi jot na fajar ak lépp dañ koy def ajjuma tamit kenn dematul julli ci ajjuma ñëpp seen kër yi lañ koy jullee dinañ noddu mais ñëpp seen kër yi lañ koy jullee moom waaw. très bien alors seen diggante ak réew mi jamono ji bu ngeen nekkee Istanbul lu mel ni xew ci seen ginnaaw pour ainsi dire am na forcément benn gis-gis bu ngeen ci am benn sentiment bu mu doon. bon sentiment bi mooy di wax sénégalais yi rek ñu gën a gëm feebar bi parce que man chaque jour damay wax loolu mooy que ne lii ñii di dund xajut Afrique rawatina Sénégal parce que suñ defee analyse feebar bi jafewut a faj mais maanaam bu bëree rek dootoo ko mën a lu ñëpp te wàllante bi dafa gaaw ni wàllante bi gaawee nag te aussi tamit ay xam nga tey loolu li ma gis tey fii ci Turquie parce que man fii ma dëkkee soriwul hôpital bi sama fenêtre bu ma fa taxawee léegi damay gis damay taal damay xool hôpital bi li nekk ci biir yëpp dama koy gis mais minute bu ne yaa ngi gis ambulance yaa ngi yuuxu di indi nit ñi di ñëw léegi nag bu ñu demee ba nga xam ne lii yi ñuy nooyee ci oxygène yi mënatul satisfaire doomu aadama yi rek nit ñi wàññeeku commencé faatu yi di commencé te loolu mooy problème mu feebar bi te loolu nag wax dëgg yàlla ñeewante nañ ci suñu réew ñaanuñu yàlla mu àgg fa yàlla na ko fi yàlla yemale te ñi ci faatu yàlla xare leen àjjana ñim dalut yàlla na ko fi yàlla gaaw jeexal parce que ñun ñuy dund bitim réew xam nañ lii feebar bi feebar bu doy waar la feebar boo xam ne jombuta dal njiitu réew jombuta dal ki yor alal jombuta dalal star jombuta dal ki nga xam ne mooy loolu kon ñun bu ñu gisee suñu réew ak yenn réew yi nga xam ne ni ñu ëppee doole suñu réew tey mënuñoo gérer lii kon wax dëgg yàlla buñ ko xalaatee ci suñu réew wala ñu gis fa ay cas lu ñuy wax mooy ñu gën a fagaruwaat gën a bàyyi xel li nga xam ne moom la leen état bëggal parce que aussi tamit état dafa am ay mesures de prévention parce que xam na li mën bopp du yenu waaye xam na li bopp bët du yenu waaye xam na li bopp ñun ñii ne fii wallahi xam nañ ne feebar bii nii xajut Afrique bay xaj Sénégal xalifa yàlla na ko fi yàlla yemale. amin Pape Sow alors bon juñu nga ko sax sànq ci say biir wax waaye ndénkaane yi nga xamante ne tey ñor na la tigi ngir nga àgg ak askanu Sénégal yan lay doon à part gën a gëm feebar bi parce que je pense que jamono ji gëm nañu ko tout de même. dénkaane bi ma leen di dénkaat daal mooy parce que dafa am foo xam ne bu ñu fa toll comme ni ko président defee woon fan yële nekkatul ay affaire de politique wala affaire de maay kii wala maay kële li am solo rek mooy ànd daan corona boobu rek ñëpp nekk ci te mooy fexe ba booy génn di dem fenn jëlal masque nga takk boo mënta am gel boo duggee fenn génn jëlal saabu raxas say loxo ba mu set ñu moytu tamit nuyu wante bi moytu dajaloo bi parce que fu am ay mbooloo rek fala loolu di am waxuma sax aspect feebar bi waaye tey économiquement bi muy rey rek économie bi rek dafa doy waar Istanbul heure bii nii daan na recevoir presque 5 millions touristes mais tey boo xoolee Istanbul xool seen mbedd yi sa àddina day tukki dafay mel ni bésum penc doo gis nit ak ñun niñ xamee naar yi nga xam ne daanaka tabaski dañ koy liggéey tey naar yi àgg ci tëj seen boutique yi bëggatuñoo recevoir kenn ci seen dëkk bi wax dëgg yàlla loolu ku ko dund rek war ngaa xam ne xajut Sénégal may sensibiliser waat sénégalais yi ñu gën a fagaru gën a méngoog ñi nga xam ne moom la kër docteur yi wax ne nañ doxee noonu te loolu it mooy li gën ndax it
ab jullit moom dafa war a service saa su nekk mesure de prévention yi nga xam ne état teg na ko tamit ñu jéem cee nekk tey tamit ñu gën a dimbale wante parce que dimbal bi tamit dafa am solo ndax ay nit tamit doo leen tëj si kër wala nga toog loo leen fenn te wax dëgg yàlla Sénégal ku ne xam na la fa nekk man ak ñëpp a yem dañuy taaba rek. waaw kay. kon nag nañ gën a jàppalante ñi mën dara nañ dimbale ñi nga xam ne yàlla dogal na seen loxo àggut fenn fi. defe naa ne loolu mooy vision bi te boo xoolee bitim réew looloo fi am parce que nit ñi ñoom jàpp nañ ne suba ñi yor alal jàpp nañ ne suba mën nañoo génn àddina ba tax na seen alal ñu ngi koy commencé di ko jox nit ñi. walay Pape Sow alors Pape Sow kon jamono ji daal daanaka Blue Mosque wéet na. te gën a dimbalante Khalifa. waaw kay jërëjëf Pape Sow léegi xanaa rek ñu gërëm la sant la tey tamit di leen massawu yéen ñi nekk bitim réew di leen gën a ñaax itamit ci moytu ndax kat yàlla xam na ni yéene bi benn la mooy jàngoro ji daal di jóge ci réew mi ci anam yu mu gën a gaawee waaye tamit jóge ci àdduna bi ndax ni ngeen ko xamee wàllante bi gaaw na gaaw boo xamante ne nii doy na waar ba ni nga ko waxee rek moom moo si ëpp solo problème bi du paj mi waaye problème mooy ëpp loxo gi mooy lan mooy wàllante bi bu wàllante ba tollu benn dayo bi ni mu dépassé yeneen i réew noonu lay dépassé suñu réew te loolu maar day taal yi laataa ñuy ubbi ngir askan wi mën a oote ñu daal di ànd ak maire ba ngir jeexal ak moom Babacar Mbengue fële ci Hann Bel-Air monsieur le maire. waaw Khalifa. alors monsieur le maire sa koñ comme li ma koy baaxee di defee ci njeexitalu waxtaan wi gën a miinal ak sa koñ ak spécificité am foofu nga xamante ne moom mooy Hann Bel-Air ba ñi nga xam ni miinuñu ko wala xamuñu ko bu baax gën a miinal ak moom laataa ñuy tàggoo ci say ndénkaane. waaw Khalifa man conseil bi nga xam ne moom laa bëggoon surtout jox suñu mbokk yi suñu dëkkandoo yi mooy digle yi nga xam ne rek ministre toujours boo gisee communiqué bi muy def chaque jour fa muy mujjee mooy recommandation yi donc man ci recommandation yi rek laa ko teg mooy nit ñi nañuy wàññi seen tànk ci biti nañuy moytu regroupement bu bari bi mais surtout nañuy sol masque parce que masque mën na la aar ci lu bari masque mën na wàññi lu bari déjà boo ko solee rek dafa am benn aspect boo xamante ne mun naa ne yow mii di ko sol sax di nga xam ne que lii c'est un comportement inhabituel donc farata mooy tax ngay jug di déplacer wu donc psychologiquement déjà am na benn effet boo xamante ne moom ngay def mais beneen bi aussi mooy il faut pas qu'on baisse les bras nañu góorgóorlu nañu taxaw nañu concentré wu ci lii nga xam ne moom nañu jàkkaarloo di xeex dégg naa yenn chef d'État yi bu ñuy wax ne on va en guerre nit ci dañuy jàpp ne que effectivement guerre xeex la am na kuy gagner am na kuy perte xeex la si lii guerre la dañuy dem di jàkkaarloo ak koo xamante ne doo ko gis te mi ngi jël ay bakkan te kuy jël ay bakkan nga gis ay doomu aadama yu bare tëdd feebar bougé wuñu jàppal ne que loolu guerre rek moo mën a yóbbu dans cette situation parce que guerre mooy faat nit donc bii mun naa ne àdduna si yëpp laa wax nag du Hann Bel-Air du Sénégal monde bi yëpp ñoo wër jàkkaarloo ak benn virus boo xamante ni gisuloo ko te mi ngi lor ay doomu aadama boo dégloo sànq suñu mbokk mi Silla explication yi nga xam ne jox na ko ak li nga xam ne mi ñuy xaar ci kanam nañu bàyyi xel ne ko lu feebar bi di gën di yàgg ci suñu biir ëllëg muy gën di metti pour ñun parce que dañoo nekk ci situation boo xamante ne gis ngeen en tout cas mobilisation bi nga xam ne État du Sénégal def na ko pour pouvoir assister les populations mun naa ne commune Sénégal yëpp bu ci nekk yaa ngi jéem a ut ay pexe seet nooy accompagner parce que ñun aussi nous avons nos réalités ñi ngi jëm ci weeru koor ñi ngi jëm ci période yoo xamante ne c'était période de dépense mais période boo xamante ne aussi ku ci nekk la ngay tal mooy seet la nga xam ne noonu lañ lay dimbalee alors loolu njàngat bi mooy lii fi nekk yàlla na ko fi yàlla jëlee ci nu mu gën a gaawee en tout cas man li nga xam ne mooy message bi toujours encore que na nit ñi mobiliser wu nañuy respecter li nga xam ne
mooy recommandation en tout cas autorités sanitaires yi mais surtout nañu bàyyi xel respecter li nga xam ne mooy couvre-feu. ñaan yàlla parce que respect couvre-feu bi mooy. oui recommandation yi leer na. balaa ñuy jeexal dernier aspect bi mooy nga gën ñu miineel ak sab koñ sab quartier sa wala disons gox bi nga jiite muy Hann Bel-Air lan lañ koy ràññaatlee la mooy spécificité am pour ñi nga xam ni xamuñu ko gën koo xam wane nañ ko ci carte bi wala ñi nga xamante ne nii umpale woon nañ ko it ñu découvrir ko ci gàttal. waaw foofu laa bëggoon jeexalee. boo nee commune Hann Bel-Air li nga xam ne moom moo gën a fës en tout cas dama naan yi gën a fës sax parce que bari na aspect bu ñu nee Hann Bel-Air suñu xel dafay dem ci baie de Hann mais li may faral di fàttali suñu mbokk yi mooy baie de Hann 14 kilomètres la dafay tàmbali fii ci tefesu Yaraax dem yàlla def na le parc de Hann mun naa ne le seul poumon vert de Dakar ci biir commune Hann Bel-Air la nekk. bu ñu nee Hann Bel-Air mun naa ne l'essentiel des industries en tout cas du tissu industriel de la région de Dakar mun naa ne mi ngi nekk fii ci commune Hann Bel-Air te xalaatuma ne ci Sénégal ci 558 collectivités locales yi am na commune bu ëpp industrie comme Hann Bel-Air bu ñu nee Hann Bel-Air également c'est une zone ferroviaire parce que boo xoolee mun naa ne la gare bi nga xam ne moom lay jël di traverser. donc Hann Bel-Air dafay première commune bi nga xam ne moo gën a mag ci Dakar Hann Bel-Air fait 1297 hectares mooy commune bi topp ci gannaaw Yoff mais boo gisee Yoff la mu ko rawee dafay surtout en tout cas aéroport Yoff bi nga xam ne mun naa ne moo nekk sur l'étendue mais beneen bi aussi mooy de par diversité culturelle bi nekk à Hann parce que Hann mun naa ne lébu yaa ngi fii waalo yaa ngi fii am nga en tout cas le village traditionnel bi nga xam ne tey boo fi ñëwoon Xalifa di nga gis ne que yaraax ba woon avant ak yaraax bi am tey changé na parce que restructuration jaax na fa requalification boo duggoon dans le village ay mbedd nga fa vraiment tali yu yaatu leer na boo demee quartier bu mel ni Mariste aussi mun naa ne c'est le dernier quartier bi nga xam ne nekk na en construction mooy fi nga xam ne c'est le quartier moderne mais surtout projet de dépollution baie de Hann boobu nag mun naa ne mooy identité commune Hann Bel-Air parce que baie de Hann ñu bare dañ koy associer avec la commune de Hann Bel-Air parce que mun naa ne pollution industrielle bi daf ñu sonal pollution industrielle dafa mun naa ne dafa dem ba impacter li nga xam ne mooy économie commune Hann Bel-Air donc pour ñi nga xam ne en tout cas bëgg nañu xam commune Hann Bel-Air Hann en tout cas mi ngi bokk en tout cas benn ci commune ville de Dakar yi mais comme niñ koy waxee au plan ci plan économique mooy c'est la commune utile. waaw même au plan religieux parce que ci sa commune la Seydina Issa wàcc woon ci saxaar gi ngir doon waajal limaamu baayam te fa la ko labay doon xaarit kon même ci wàllu taarix sa commune am na lu rëy ci wàllu diine loolu histoire la. ci wàllu diine commune bi mun naa ne kilifa diine yu bari jaar nañ fi wax nañu toujours ci histoire effectivement Seydina Issa moom moo fi jaaroon ñu koy wax. mais je pense que aussi Serigne Cheikh Gaïndé Fatma amoon na fi en tout cas Serigne Mouride Touba yu mag yi amoon nañ fi loo xamante ne pied à terre la waxatuñu nag aussi Serigne Cheikh Tidiane Sy donc mun naa ne kilifa diine yi baar nañ fi mais beneen côté bi nga xam ne aussi boo demee gis quartier bu ñu naan Mariste bul fàtte ne que foofu aussi béréb bu am solo la parce que suñu mbokk traité mun naa ne les premiers occupants des Maristes c'était les pères Maristes donc ñoom ñi ngi fi déjà depuis plus d'un siècle donc mun naa ne dëkku diine la dëkku bi nga xam ne en tout cas dafay embrasser toutes les religions mais ñu jàpp ne aussi que dafay commune boo xamante ne en tout cas état du Sénégal war na ko mën a bàyyi xel. man nag plaidoyer laa ci profito di ci def parce que bu ñu nee commune bi gën a industrialisé dañuy jàpp ne que mooy commune bi ëpp xaalis alors que industrie yi fi nekk. am na ci lu bare loo xamante ne ci en tout cas patente taxe yi nga xam ne moom la ñuy fay ay l'État ñun bu fekkoon ne joxoon nañu 40% ci taxe yi mën nañ jàpp ne que aujourd'hui nous serons la commune la plus riche du Sénégal parce que commune bi riche c'est relatif. Oui. Mais dañuy jàpp ne que commune boo xamante ne dana mën a répondre
vraiment à la demande des populations en termes d'investissement, mais surtout en termes de demande sociale. Parce que politique commune dëgg bu ñu waxante en marge du développement, c'est la demande sociale. Monsieur le maire, en attendant ñu génn ci yépp industrie yi nañu commencer d'abord par jàppale maire bi jàppale askan wi ci xeex bi nga xamante ne ni sumba nañu ko ku nekk sóob ci sa loxo parce que taxe bi moom daanaka moo gën a fort ci taxe yi. loolu dama la koy waxal léegi pour mu leer Khalifa. les industries gisuma ci man de mun naa la wàññ de manière en tout cas succincte mun naa ne des entreprises qui sont venues spontanément ñëw mairie ne dañuy indi te ñooñu sax mun naa ne ay PME la ce n'est pas les grandes industries yi nga xam ne da nga leen di gis fu ci nekk bu président wootee nga ñëw ñu indi 1000 milliards ne ñu ngi maye mais en tout cas au sein de la commune personnellement je le dis en tant que maire j'ai pas senti ci moment de crise bi ñu toll muy moment de solidarité soutien bi nga xam ne moom nañu xaar par rapport aux industries. Je sais que une entreprise yoo xamante ne comme yenn entreprise DP World LSE se sont manifestées mais on a aussi d'autres PME en tout cas ñoo xamante ne MPS une entreprise qui est dans l'imprimerie ñëw de manière spontanée indi ñëw vraiment jàppale ñu et d'autres entreprises yoo xamante ne qui se sont signalées mais li ñuy wax rek xeex bi toll na foo xamante ne daal ku ci bëgg a def dara na nga def lu gaaw. jërëjëf maire bu Hann Bel-Air di Babacar Mbengue Hann Bel-Air également di symbole dialogue islamo-chrétien ñu ngi lay gërëm di la sant monsieur le maire di bàyyi rek ñenn ci ñu jot a dugg ci téléphone bi ñu mën a joxe lenn ci seen bëgg-bëgg ci seen gis-gis ci tolluwaay bi nga xamante ni boobu nëgër ni ñu ngi ci fii ci réewum Sénégal nit ki niñ si nekkee ci réewum ci mboolem àdduna bi muy xeex lii di coronavirus ki nga xam ne jamono ji amul ku mu jaaxalul ci àdduna bi waaye jaaxalul suñu borom mi ko fi wàccee di sàkku ci moom mu jële ko fii asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam sëñ bi ñu ngi ziar bu baax. ñu ngi delloo ziar bu baax ana fay wooteeg noo tudd. Wakaam lay woote. Wakaam waaw nga baal ma rek wàññi télé bi comme ça ñu gën la mën a dégg. waaw ñu ngi ziar bu baax sëñ bi. Wakaam ana noo tudd. man Ali Ndiaye laa tudd. Ali Ndiaye waaw ñu ngi laa déglu Ndiaye. waaw man daanaka waa Gueule Tapée la. waaye Wakaam laa logé fu mu nekk nii. waay. waaye man lu ma jaaxal Khalifa. nga meeru Gueule Tapée Fass Colobane. depuis commencement feebar bi ba léegi. du benn activité du dara loo xam ne Gueule Tapée ci côté protection sensibilisation du lenn loo xam ne Ousmane Ndoye def na ko du saabu du eau de javel du gel du dara loo xam ne Gueule Tapée li ñu daan dunde avant corona noonu la ñuy dund ba tey jii. boo demee ni marché ba indi si woon marché ba tëjuñu ko woon marché ba. marché bi. yooyu noonu activité yooyu mais li ko comme ci nit ñi population bi. liñ daan dund la ñuy dund. très bien. comme sa moroomu maire bi li mu génn wax ni mu tax moom. Ousmane Ndoye dafa nawloowul waa Gueule Tapée Fass Colobane. du lenn loo xam ne du eau de javel benn litre sax. waaye daañu fexe comme ni ñu oowee yeneen maire yi fi jot a jaar yëpp. waaw daañu fexe bu sobee suñu borom bu jàppandee sax ñu fexe mu ñëw suba bu ko defee mu mën laa indil ay tontu ci li nga xamante ne nii xëy na yaa ngi koy sàkku ci moom. mais xoola Barthélémy Dias lu mu defal waa ko kii wam waaw mais xoola maire bu point bi daanaka maire yëpp xam nga fi mu nekk nii maire yëpp ñu ngay def kon ñu rafet njort jàpp ne maire bu ci defagul it yaa ngee waaj moo tax ma ne la ñu tey rek bu suba ñu tey damay bañ nga gaawtu ni ñu daan dunde démb noonu la ñuy dunde ba tey xam nga la laay bañ damay bañ nga gaawtu ginnaaw suba bu sooyee suñu borom bu jàppandee moom Ousmane Ndoye xëy na mu ngi ñoo dégg wala keneen mu ngi ñoo dégg ku ko xam ci ay collaborateur am ñu xam ne invité nañ ko officiellement suba danaa ko oo pour gën koo feddali ngir mu indi la ay waaw ñu rafet njort xam ni jamono ji maire bu deful it yaa ngi waaj du dëgg waaw kay jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant ñu jël beneen téléspectateur ci 33 824 88 06 asalaamaaleykum bisimilah waaw bisimilah waaw seen Khalifa Diakhaté waaw ana tur yi naka la ndax xam naa man de damaa soxla woon sa numéro lool maa lay woowee Touba nag. sama numéro nga soxlaa. après Cheikh Sall dina la ko jox. bu sooy suñu borom Cheikh Sall dina la ko jox léegi bu sooy suñu borom.
maanaam damay coupé xaar wala damay bàyyi noonu. bul coupé boo coupé kay du la ko mën a jox da nga téye téléphone bi en attendant ba coupé léegi keneen dugaat. waaw kay téye ko 2 secondes rek mu jox la ko. waaw kay kon suñu mbokk moom doon wootee ci Touba ne dafa yittewoo jokkoo ak ñun kon ñu may ko tuuti rek Cheikh Sall jox ko numéro bi rapidement bu ko defee ñu mën a avancer ci oote bi nga xam ne mu ngi jëm ci xeex bi di coronavirus jamono ji muy teel mboolem Sénégal yéen a ngi ci ITV ni ñu ko waxee tey dégg nañu fi ay kàddu yu am solo ci wàllu koom ak kàddu yu am solo yi tamit ci wàllu ko yitte rawatina këru liggéeykaay yi nga xam ni commune yaa ngi leen di dalal ak yeneen ak yeneen ñu jël keneen kon beneen téléspectateur asalaamaaleykum 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 wa rahmatullah bu dee télé bi la ñu wàññi ko allo. allo. waaw ana kuy woote. allo salaamaaleykum. waaleykum asalaam. maa ngi woote Brazzaville ci émission bi ngay gis ni ci. waaw. seen télé yi. yaa ngi en direct. ana noo tudd ak fooy wootee. Brazzaville laay woote. naka. Abdoulaziz Fall Brazzaville. Abdoulaziz Fall Grand Dakar. Brazzaville. Brazzaville très bien Brazza waaw ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu. Abdoulaziz ñu ngi jégalu de suñu mbokk moom doon ootee ca bitim réew ca Brazzaville daal dinay faf coupé waaye du ñàkk dina duggaat asalaamaaleykum wa rahmatullah allo allo. allo. ana ku ci ne. allo. waaw ana ku ci ne. ku ci nekk. waaw. moom Lamine Dramé. maanaam yow kan naka Dramé. waaw. boo demee da ngaa reeragul rek moo tax say nopp neexul. samay nopp neexul Dramé de say nopp neexul Dramé kay ba reerul ay noppam du neex ana fooy wootee Dramé. maa ngi lay woowee Fouta. Fouta waaw baax na Dramé ñu ngi laa déglu. waaw man dama doon woote am lu ma doon dama déglu woon information léegi. waaw. muy waajoo ji doon wax ne bu demoon hôpital Tëngéej te gars yi jëluñu ko woon. waaw. bu dem bi muy dellu mu ñàkk bakkanam. waaw. loolu du Tëngéej de bu mel noonu. loolu du Tëngéej de ca loolu ca bët Saalum mu réew ma la. ah ok mais man dafa mosul dal Tëngéej. waaw may wax ne comme jamono ji fi ñu toll nii ak feebar bi. malade bu daw ñëw ba ci yow. jàpp naa ne am na taxaw bu ci war a am. mais attention avec précaution parce que moom bi mu génnee hôpital daal di faatu gannaaw gi. waa kër docteur nee nañu. eh bien ba muy génn yëgluwul maanaam ba muy génn dafa génn ci coobare boppam. waaye génnul ci lu ko l'hôpital bi bàyyi mu génn. en tout cas loolu mooy xibaar bi nga xam ne moom la ñu siiwal tey fii ci ITV. ay mbokkam ñu ngi koy jooytu. waaye waa kër docteur ba médecin chef ba notamment dafa ne ba muy génn dafa génn ci coobareem wala Cheikh dafa génn ci coobareem loolu mooy li nga xamante ni waaye génnul ci coobare docteur bi ak ci digalu docteur bi waaye lu ci mën a am rek bakken la bu rot ñu koy tiislu di massawu jabootam te it di gën a ñaax ñi nga xamante ni xëy na ñoo yoroon paj mi waaye daal ñuy wax ne ñu ñuy tontu yàlla rek a xam. dëgg la waaw kay jërëjëf. ñu lay gërëm di la sant ci leeral yooyu ñu jël keneen ci 824 88 06 allo. salaamaaleykum. waaleykum asalaam wa rahmatullah. sëñ bi na nga def DTV. ah. DTV. ITV. waaw na nga def waay. ñu sant bu baax. ça va bien alhamdulilah. jàmm rek naam ana fay wooteeg noo tudd. Mbaar Diouf la dëkk Yaraax en montagne 6. waaw ñu ngi lay déglu. waaw man suñu maire laa seetaan léegi. waaw. am benn explication yi ma ci waroon teg rek ñu laajal ma ko. waaw. maanaam ñun waa Yaraax. dama xamul exactement ndax suñu maire daf ñu warul defal dara ou pas. est-ce que dafa war a defal dara. waaw mbaa nga xam ne dafa def loo xam ne man yëgaguma ko. waaw baax na de toute façon. comme maire bi génn na ci kii bi ci jokkoo bi. comme xam naa ni ba tey mu ngi saraan émission bi. waaw bu sooyee suñu borom dégg na li nga wax. te du ñàkk dana ci indi ay tontu. ana fa dëkk waxal fi nga dëkk ci Yaraax bañ koñ
dama kontaan lool pour suñu maire defal ñu dara parce que maire yëpp dañ ko def. oui très bien moom am na lu mu wax am na lu mu wax lañ bokk yaraax lañ am. xëy na accès gul si yow léegi da ngay wax koñ bi nga dëkk suñu maire bu ñu defalee dara dañu kontaan lool. déglu ma léegi da ngaa wax koñ bi nga dëkk exactement. ban koñ la maa ngi dëkk Hann Montagne 6. Hann Montagne 6 kon monsieur le maire. Babacar Mbengue Hann Montagne 6 waaw. xaaral ma jottali la. monsieur le maire Babacar Mbengue mu ngi laa dégg. moo fi jóge léegi mais mu ngi seetaan. waa Hann Montagne 6 nee nañu mbir yi accès gul si ñoom. du loolu la waaw loolu la. très bien. ok Hann Montagne 6 kon Hann Montagne 6 mbir yi accès gul si ñoom. jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant suñu mbokk moom doon autorité Hann Montagne 6 mu ngi sàkku ci maire bi Babacar Mbengue mu yot leen la nga xam ni moom la ñeneen ñi am ci yeneen koñ yi mooy li ma wax sànq rek xëy na maire bu defagul yaa ngi waaj wala maire bu ngeen gisagul mu ngi accès waaye ca ba muy gën a teel rek moo gën kon ñu leen di ñaaxit ñu gën a baral ndimbal li bu fekkente ne nii eh bien lu ñu mën a jox seenu askan la ak ñi ñu jaboote ci seeni gox kon mbokk yi waxtu wi agsi nañu ci njeexital li mu ne kon ànd xeex coronavirus ëllëg bu sooyee suñu borom daañu dellusiwaat ànd ak professeur Songué Diouf ngir gën a yaatal waxtaan wi ci ànd xeex coronavirus fii ci ITV di gërëm Mass Mboup mi woon ci jàppandil gi ànd ci ak Modou Diouf ak Dami Youl ñoom Cheikhou Gaye niki noonu Serigne Bara Sow ak Cheikh Sall ci coordination bi di leen ñaanal panaanam jàmm di leen jox dig daje si kanam tuuti rek ngeen ànd ak soxna Kumba Seck ak ay càmmiñam Baye Bara ak DJ Bouba ci seen émission bi ngeen di am bés bu jot ci ITV ak i rajo muy couvre-feu panaanam jàmm ci ITV.